Félicitations pour tout ce que vous faites. C'est extraordinaire. Et ça m'a marqué personnellement. Il n'y a pas longtemps, je prenais femme et c'est le morceau que ma femme a choisi. Oui. Allez, GP. Courage, soyez le bienvenu. Ok, merci. Alors, à la demande générale, vous l'attendez tous sur la mire devant les FM 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Exactement à 16h16 dans notre studio Touré Kunda. Vous savez qu'il y a un petit bar débat à Ziguinchor. 48 heures à vivre de l'ambiance, 48 heures à vous faire plaisir, 48 heures à vous faire bouger, 48 heures pour vivre le meilleur de la musique sénégalaise. Une voix exceptionnelle, une voix hors norme, une voix hors pair. Djiba. Merci beaucoup nuyu ñi fi teew ñëpp di dalal bu baax a baax Djiba ak ñi mu àndal suñuy auditeur rawatina suñuy auditrice mbokk yi tax na di nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi doon xaar dige bor la lu ñu wax ak yéen rek def ko macha allah ndaanaan bu mag bi woykat bi nga xam ne kenn du ko naatable fenn mu ngi nii ci suñu biir studio ñu fas yéene séq ak moom waxtaan wu gàtt macha allah te yaatu am solo lool ndax dafa sonn lool mënoon naa ne damay jël vol waaye dafa jël yoon bi pour découvrir bu baax a baax li nga xam ne mooy verdure du Casamance xam nga yoon bi ak yooyu voilà Djiba ñu ngi koy dalal ak jàmm ak ñi mu àndal rapidement ñu bàyyi la boss moom mi nga xam ne macha allah mooy ndeyu bés bi la boss ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Binta. naka mu. ñu ngi sant bu baax a baax. naka coonay. waaw sant yàlla. waaw masa coono macha allah. merci Binta merci beaucoup. voilà ñu bàyyi la rapidement. donc di nuyu auditeurs et auditrices su Génération FM. di nuyu ñi fi teew yëpp di nuyu ñu gunge. di leen wax masa coono. di nuyu sunu artiste Djiba. d'accord donc ñun tey bu ñu fi ñëwee ku nekk war nga xam li fi xew muy le 4 ak le 5. di waajal concert bu mag a mag ak artiste bu mag a mag bi di Djiba. incha allahu rabbi le 4 au cercle amical. le 5 ñu ngi dem CR Night Club andi seg waa Arc-en-Ciel Pro. donc looloo waral ñëw Djiba bi tey fii Génération FM. macha allah am na solo merci beaucoup Djiba ki nga xam ne mooy Forza moom it kenn doon ko présenté ci mim réew mu ngi doxal ba mu naay Forza ñu bàyyi la nga nuyoo dalal gan yi. waaw sant yàlla rek julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa Casamance waa Ziguinchor comme ni ma koy waxee 38 quartiers Ziguinchor yëpp ñu ngi di nuyu waa Casamance yëpp de Gouloumbou à Diogué Sénoba à Umpak comme ni ñu koy waxee di nuyu yëpp di sant yàlla bu baax artiste bi di ko dalal di ko wax ñëw nga si dëkku teranga ñëw nga dëkk boo xam ne dëkku jàmm la ñëw nga dëkk boo xam ne nit ñu la bëgg ñu lay dalal ci jàmm nga dugg si jàmm génn si jàmm ñu kontaan ci jàmm yàlla def ñu dajawaat chaque année ñuy tàngalaat ceeb bi noonu laa lay dalalee. macha allah am na solo ñu kontaan ci loolu Laurent ay ca ñoo fas yéenee dalal rek ki nga xam ne mooy Djiba si kër moom waxtaan. Aja bokk xam ngeen ko compromis chose promise chose faite Génération FM toujours égal à lui-même Génération FM toujours fidèle à sa philosophie bëggal leen mën ci tax a toog xam ngeen koy exactement 16h18 Binta et Laurent dans votre émission Nenex en différé pour accueillir bien sûr la star planétaire. Il a fini de séduire les Sénégalais, il a déjà fait sa part des choses. Djiba débarque dans notre studio. Djiba et toute sa clique. Djiba, bonsoir. ak auditrice Génération FM yëpp maa ngi nuyu képp ku nekk fii nii aussi tamit maa ngi nuyu bu baax a baax le promoteur de l'événement muy Kader maa ngi koy béggee bu baax a baax maa ngi nuyu aussi tamit waa Ziguinchor yëpp maa ngi leen di béggee. Binta ma bàyyi la moom nga daal. voilà merci Laurent Djiba fay nañ la bu baax a baax ñuy kontaan ci sa teewaay fii ndaanaan bu ne jaar na fi waaye boo fi jaaree dafay gën a neex masa coono bu baax a baax ba tax na macha allah Djiba ngay def doom ci mim réew noo koy yëgee.
ba ñu koy yëgee comme na ko nit bu ne di yëgee bu nit buy nekk ci yoon nit buy liggéey ngay gis sa liggéeykat mu ngi jëm kanam sa liggéey nit ñi ñu ngi koy bëgg donc yëg-yëg boobu ngay am mooy contentement la contentement que yow li ngay def ni nit ñi bëgg nañ ko donc nit ku nekk loolu lañ ñaan yàlla ci lu mu nekk nit ñi yëg ko nit ñi xam ne kat kii mu ngi ciy avancé donc loolu contentement bu rëy la ci man. macha allah mais fi ngay dóor mooy métti man comprendre ma parce que Djeba dafa ñëw fële ñun ci anniversaire kuy birthday moom ngay lal. bu Djeba woyul rek baaxul macha allah ñu waxati nga tëbati ñëw ak ñun ci guy ñu ne déetawaay xoli sedd mu neex lool macha allah te nee nañ Djeba la boy Djeba la grand moom ndax dinañ fi fekk. waaw nañu la boy ba ci kanam rek xam naa grand bi moom waaw peut-être affaire yu bënee ngeen. te dëggantaan Djeba la boy la. waaw la boy la. boo gisee sax xam nga ne la boy la en cas waaw kon ñu d'accord rek ak li mu wax vraiment Djeba ñuy kontaan bu baax a baax ci oyof bi ak lépp vraiment ndax nag for nañ ci wéyu béy ne réyu benn yoon dafay waxtaan ak ay soppeem di échanger ak ñoom te loolu mooy li nga xam ne mooy artiste Laurent ay ca nga xuus ak moom rek ci li nga xam ne jot na koo def macha allah catuñu ko benn yoon te yàlla na ko cat Cheikh ku lu ne faa kenn du ko jeex te ku def lu ne weng faaw ñu wax ko te Djeba nag macha allah dafa yëngal. alors Djeba mi ngi def doom Djeba ngi toj Djeba ngi yëngal partout nga ñëw si question une grande première Djeba impression par rapport à la Casamance naturelle noo gisee affaire yi déjà. oui man moom Casamance pour dire vrai dëgg boo xamante ni parce que képp ku ma xam ne man dama bëgg Casamance du bii laa fi doog a ñëwoon naa fi nag xam nga. laaxatu ñëwoon naa fi lu yàggul dara laaxatu xam nga peut-être Kader mi sax Kader moo ma dalaloon sax xam nga laaxatu xam ville bi découvrir affaire yu bari donc depuis même avant concert yi dama doon wax tout le temps faa ma dellu Casamance parce que accueil bi xam nga nit ñi nu ñu mel xam nga nit ñi dañu ubbeeku nit ñi bëgg gan et tout ça donc loolu daf ma marqué woon donc j'avais trop envie delluwaat Ziguinchor et encore tamit lii bu mu amee événement bi tamit mu nekk benn opportunité la pour man ma demaat encore Ziguinchor demaat xooliwaat population boobu noonu donc plaisir bu mag a mag la. alors le 4 dañuy dem cercle amical ngay waajal cercle amical bu baax a baax lan la ñu mën a war a jàpp le 4 Djeba lan lay andi li nga xamante ne doon particularité quoi bien que pour Ziguinchor parce que en fait comme a l'habitude de dire Forza de Gouloumbou à Diongué de Mpak à Sénoba ak 38 quartiers Ziguinchor yëpp. très bien 38 quartiers yëpp ñëpp lañ ngi xaar Djeba lan la ñu mën a xaar comme playlist bi nga xamante ne day extra day garaaw suba. waaye na ñëpp xaar rek xam ngeen ñëpp xam nañ ci Djeba ci show ñëpp xam nañ Djeba ci ay itam tu vois. donc képp ku bëgg a dégluwaat ay itu Djeba képp ku bëgg a defaat show képp ku xamante ne bëgg nga fecc dëgg-dëgg. ñëwal foofu noonu dinañ xandal dawal mbége dinañ jarab dinañ def lépp loo xamante ne gars yi nañ kontaan. waaw ci laay ñëw ci bi nga xamante ne ñoom ñooy les sponsors la vision du sud ñi ngi fi mu doon agence immobilière Moon Zero Design servir la Casamance KTK Sound System ETS 4 et frères restaurant La Puissance Lille Climan Cabinbal multiservice pour Oran et Couture Lobos la grande marque alors naturellement Global Dating Events marque Lion du Sud avec son incontournable leader naturellement Dija Fashion Dija Beauté Adija mi ngi toog sama wet. waaw may na nag ay teraanga yu bëri ah. ma ne ko teraanga yu bëri na. macha allah Khadija ñu koy remercier bu baax a baax suñuy auditeurs suñuy auditrices dinañ gisante ak ñoom rek tas bi ci ñoom incha allah. léegi voilà ba tax na jarabi bi. jarabi waa ji dafay wax souvent fii xasan ndax macha allah dangay fecculoo mag ñi di fecculoo maire yi di fecculoo paa yi di fecculoo ñëpp pour généraliser parce que Djeba loolu lay def dafay génn fu nooy woy bi mu nekk ko foo xam ne dafay téye ku ne man yooyu noonu daf may kii man. te bëri naa ci morom nag maa wax man la bos nu mu lay def yow. moom jarab bi moom lu may def moom. pourtant mënu ma ko wax sax. loo bëri nga ciy morom Forza du la coppati. te ñëwalum ñun ci jarab bi. waaw mais noonu la comme ni ma koy waxee tout le temps rek dans la vie lépp loo xamante ne lu jóge ci xol rek ci xol lay dugg. donc bu demee ba jóge ci xolu artiste bi rek donc par force buy génn aussi tamit buy dal nit ñi aussi tamit seen biir xol lay dugg. donc Djeba artiste la boo xamante ne su may bind xol laay bindee donc benn véhicule loo xamante ne daf may touché xam nga loolu laay dund quoi tamit loolu su ma ko dundee tamit et Lobos dund na ko keneen ak keneen dund na ko après tey boo ko woyee rek après ku nekk da ciy identifié wu moo tax parfois loolu mooy def particularité ay son Djeba. woy bu sincère la du lu ñuy làmbatu. waaw non du lu ñuy làmbatu xam nga booy làmbatu xam nga da ngay kii nii rek mais buñ la tegalee livre bi rek xam nga comme ça tey nit benn nit ñëw rek xam nga di làmbatu fu ne mais nit bu ñëwee récité xam nga jàngalu son bi jàng lépp xam nga du bokkut ak koo xamante ne day làmbatu
donc lii da nga koy dund et da nga koy génne facilement. ci biir woy wi yaa ngi naan ndaw si soo doonoon géwél taggal ko ay maamam xam nga géer bu yàqu war a géwél yow tabaar fakal la woy wi liñ ci woy lépp mbaar ko mbëpp ko octave ko man mënuma koo lim non je parle sérieusement. alors Binta bala ngay xuusandi ak Djiba dañuy dem ci Lobos ak ki nga xam te ne moo di Forza Lobos d'ores et déjà Djiba excellence bien sûr yow comment tu es. Tu sens comment? Bon, déjà contentement lañ njëkk am. di leen sant di leen gërëm donc vraiment xam nga ñu doon ay personnes disponibles. donc pour leur dire merci pour leur présence votre soutien et votre disponibilité aussi structure Abadan Diamond yëpp di leen gërëm di leen sant. non dina ñëw ci gërëm mais yow heure bii. bon am naa contentement parce que gars yi kontaan nañ. parce que déjà boo xoolee tour bu ñu def. ak gars yi contentement bi ñu àndal. mbégte bu ñu àndal donc man kontaan naa. man bu gars yi kontaan rek kontaan naa. comme heure bii sa xel a ngi dal bu baax. waaw heure bi maa ngi baax. alors naturellement Forza c'est nga convoi bi dugg nga Ziguinchor génn nga dugg nga ay rond-point alors donc c'est déjà yow sa impression par rapport ak li ñuy xaar suba. waaw comme ni ñu koy waxee rek peut-être Djiba moom moo ñëw. ñu gis ci kanamam ni pare na. moo tax ñun dañuy yokk suñu day yokk suñu moral quoi. ñun dañoo pare démb soog a ñëw moom mu ñëw mottali ñu puus ñu. ma gis ko ba mu naan ko dugal si oto bi ñu dem maa gis mu ngi ñàkkatooy xet taxaw si naaj bi dem dafa neexul. nga xam ne kii pare na kii bëgg na kon ñun ñi ci nekk ay jeunes di góorgóorlu gëm ci lu ñu nekk gëm ci lu ñu doon suñu moroomu jeune moroomu frère ñëw buux ñu dañ koy sant yàlla di leen gërëm yéen Djiba ak ñi ngeen àndal gis nañ comme ni ko Kader waxee rek yaatal ngeen ubbeeku ngeen di leen wax nag Ziguinchor Djiba comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi lay xaar man dama lay sas en tant que Forza en tant que doomu dëkk bi en tant que doomu Ziguinchor dama lay sas que Ziguinchor ñu ngi lay xaar ak impatience ñu ngi lay xaar mu neex ñu ngi lay xaar li nga ragaluma ko parce que xam naa ni mën nga ko te li ngay def hésité woo ko te tatanoo woo ci loolu laa lay sas quoi. dans ces œuvres naturellement Binta dañuy continuer c'est pour accueillir DJ Medoune xam ngeen bu ñu nee Medoune ñu ne Sphère Night Club Djiba bu jógee cette amicale sélection Sphère Night Club c'est tout d'ores et déjà DJ Medoune bonsoir. Bonsoir frère Laurent. Alors donc c'est déjà yéen waa Sphère Night Club yéen a ngi préparé bu baax a baax. oui ñu ngi koy préparé bu baax a baax événement la événement bu mag la ndaxte actuellement sa waay dafa nekk di def buzz. mi ngi def buzz. waaye bu baax a baax. alors s'il y a pare nano. bu baax. Donc le lundi ça promet d'être explosif au Sphère Night Club. Alors c'est une partenaire il y a qu'une partenaire qui est là il s'agit de Khadija Dija Beauté moom tamit mi ngi fii Dija kaay jege ma tuuti ñi daal di dem ci yow en tant que partenaire nga ànd ak convoi bi yow noo gisee déjà affaire bi organisation bi nu muy demee déjà kontaan nga partenaire nga sponsor nga Khadija. waaw kontaan naa trop. Khadija jege micro bi nga bàyyi dosé. musuma xam Khadija day dosé. Laurent tey nag dama séeréer nga bul ma sax yëngal waaw mais kontaan naa trop vraiment affaire bi am na buzz. am na Medoune lu mu wax léegi nii. parce que heure bi Ziguinchor ñëpp ñu ngi xaar. waaw ñu ngi xaar vraiment. loolu trop secret la boobaa maag Djiba ñooy jàkkaarloo dégg nga ba de. ah mais le boss dañoo waajal moo may habillé tamit. loolu may chercher loin. alors donc en tant que sponsor d'ores et déjà maa ngi dégg Binta tout à l'heure gars yi ñu ngi wax ci suuf da ngay maye ay tickets. ñaata ticket nga maye. bëgg naa maye 10 tickets incha allah. incha allah 10 tickets yéen a koy maye suba seen émission matinale. Génération FM. léegi double clic day maye aussi 10. double clic dina may 10 tickets. mi 20 tickets. exclusivité ngeen dégg ko fii nii ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sponsoriser affaire bi Binta ma bàyyi la nga continuer ak Djiba ngeen wëyeen ci. parce que fi mu nekk nii. arawaadi sax xoolu may bët ok. Djiba sax moom may wokk naan na dama sonn ñaari bi yaay macha allah bëgg lool Djiba. bi muy doog jarab yi mu ñëw fekk ma fii may animé mu naan la mais yow doo teg fii kooku munoo maa bàyyi ay Djiba. Binta wóor na yàlla tegal woy bi kooku ndeysaan mu ngi suivre émission bi ku la bëgg la ñaari dafa sori rek ndeysaan moo tax teewu fii ak ñu bare ñoo xam ne bu ñu limee rek dañuy daal di dese vraiment Djiba wuree wa dem na kër fi mu ne nii waxi mag dem na ndey jaabi yaay sunu mbër mi fi mu ne. Bakku war na mbaam. Acum. waaw du yomb. waaw maa ko wax Ziguinchor fii laa koy waxee Génération FM. du yomb Ziguinchor dinañ gis show bu musul am fenn. man Djiba man maa ngi.
violeté 1m10 là yow ay kaay ma wax la Laurent may ma yow ma tontu la ko gis nga góor bu tuutee ba tuutatut day am jot waxal ko di nga wax loolu mais du dëgg Djiba du dëgg non dëgg la yow yaa may tontu. ah moo foo ne laay laa maay sa géwél du maa ngi nii voilà Laurent juste rek pour clôturer xam nga nit moom duñ la may lépp nga jël lépp te fi mu nekk ni ñun ñëpp a sonn dañoo wàcc affaire def ko suñu yëfu bopp la boo suñu nit la te fi mu nekk nii déedéet yëpp a way toog bi daa yàgg te li ñu taxoon a toog yàlla na wëy wóor na yàlla na dem bugguma sax tudd turam ndax xaw ma lu mu doon na dem daal bàyyi ñu parce que ñii dañoo war a doxal Djiba dafa war a dem Bercy te kii bee ko fi téye woon ba demul gis nga waaw yooyu yëpp ak yeneen vraiment ñi fi teew ñëpp ñu ngi kontaan bu ñu sañoon kenn ku ci nekk sànni kàddoom mais vraiment dañu koy yeewi rek auditeurs yi aussi bëggoon nañ dugg ndax ñu ngi la doon xaar mais nag heure bi la nuyul suñuy auditeur ak suñuy auditrice bala ngay dem oui auditrice mbokk internautes yi yëpp xam nga 93.4 ak internautes yi aussi maa ngi Djiba maa ngi leen di bëgg bu baax a baax xam nga bëggoon nañ waxtaan bi gën a yaatu nii mais xam nga dañu xaw a sonn démb dañu joué Dakar xam nga dañu joué rek jógee Dakar ñëwaat Ziguinchor ba léegi nii nelawuñu donc on est un peu fatigué incha allah xam naa beneen yoon dinañ defaat daal yeneen mais gars yi ñeen ñëpp xaar incha allah cercle amical ak Sia incha allah. mais attention da ngay continuer dem Gambia. waaw damay continuer dem Gambie le 8 incha allah parce que on a des auditeurs qui sont en Gambie, ceux qui nous écoutent partout, ceux qui nous suivent dans tout le monde entier à travers nos plateformes digitales. Vous êtes sur la meilleure des fréquences 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Aïcha ba tax na yaa ngi waajal foofu ca Gambie waaye laataa Gambie di ci jot Ziguinchor day gën a mokk fi mu ne sax yow fii mokk na bala ngay ñëw macha allah ndax ñun dañoo pare waaw dañoo xaar rek waaj yeeg si vraiment merci beaucoup ñi fi teew ñëpp cant ak gërëm ñeen na leen merci à le boss macha allah kanam gi xaw na dem sa mais fii ak maa di dina dikkaat waaw mbër bëggee Djiba merci di gërëm staff yi gars yi jàpp nañ ci ñëpp sonn nañ pare yeeg marraine yi vraiment ñëpp gërëm nañ leen Khadija kontaan nañ ci yow ci li nga def yàlla la yàlla fay sa xol bëggee yëpp kontaan mi ngi doon daal képp ko doon jaay kër ba tamit jot na mën a laal loolu leer na waaw merci allez voilà let's go. Ce sera bien sûr pour le meilleur de l'ambiance mais demain suba inchallah ce sera bien sûr au cercle amical de Ziguinchor affaire bu war a doom affaire bu war a graaw Djiba débarque à Ziguinchor c'est une grande première c'est une première c'est extra c'est super Djiba biir Ziguinchor lii dara du ko dakk le 4 ñu dem cercle amical le 5 ou bien lundi de Pâques ñu daa dem Sia Night Club def leneen beneen level Djiba le meilleur reste à venir restez scotché sur la meilleure des ondes Génération FM. C'était la voix de Didier Laurent. Binta était avec lui. Rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tina la dal fokodul foge fokodul xalaate hello sama gars yi man la Djiba la boy maa ngi déglu émission nay neex ak Didier Laurent et Binta xam nga restez scotché sur Génération FM Djiba la boy. merci. gaaw leen de may naa leen 2 secondes laa leen may gaaw leen fokodul foge fokodul xalaate hello sama gars yi man la Djiba la boy maa ngi déglu émission nay neex ak Didier Laurent et Binta xam nga restez scotché sur Génération FM Djiba la boy. merci.